di rafetlu jotaay bi mais surtout di remercier ñëpp ñi nga xam ne def nañu déplacement bi et surtout la presse. Vous êtes venus nombreux. Merci pour cette considération. li def waxu lu ay di njàmbat a-t-on l'habitude de dire tey je vais m'adresser à tous les Sénégalais d'abord pour mettitlu li nga xam ne xew na fi am gàcce ci ni justice su Sénégal di doxe am gàcce ci li ñu fi gis waaye loolu yëpp benn nit dong moo ko sabab fitna ak tëñ-tëñ gi nit ñi nekke fan yi dara waralu ko lu mooy coobare benn doomu aadama boo xam ne yéeneem mooy ñun ñi nekk ci opposition bi ñu bañ a nekk ci jàmm loolu rekk mooy yitte ma taxaw ci di lancer un appel solennel à toute l'opposition ñu xam ne kii ñu jàkkaarlool lenn dong la xam mooy xët-xët li mu xam mooy kuy defante ak moom bëggul kuy jënd glace kon ni ngeen ko gisee ci fan yi engagement bi sénégalais yi am je vous invite à corser les choses mag ñi dinañu ñaan kilifa yi dinañu ñaan parce que li ñu jàpp mooy ñu am dal ci réew mi waaye na leen biir ne dal rekk la ñuy woote ci réew mi dal aussi dong la ñu bëgg ci réew mi waaye bu fekkee ne ki nga xam ne moom la ñu jiital mu yor caggal guyu réew mi bëggul dal woowu fitna la bëgg xuppaate la bëgg nappaate la bëgg ah bu jàkkaarloo ak gone yu mel ni ñun yenn saay mun naa jafe lool walla it mu metti lool ci moom c'est pourquoi je félicite les jeunes de Gëm Sa Bopp ci initiative ak engagement bi nga xam ne am ngeen ko j'ai vu que tey démarré ngeen sensibilisation bi jëm ci wax ak nit ñi fàttali leen ne fitna gi ram ci réew mi kenn dong moo ko fi bëgg a indi kenn dong moom mooy dunde fitna googu muy le président Macky Sall li ko firndeel mooy dafa am police am gendarmerie am ay magistrat ñuy def li ko neex di def li ko soob ci loo xam ne ci teeyum bakkanam dong la ko teg bërki démb am na góor gu ne ma conseil constitutionnel waruloo wax ne le conseil a menti ma ne ko romb nañu loolu bu amoon lu gën a diis loolu ma wax ko waaye conseil constitutionnel boobu dañu ñoo gën a wan ne faale wuñ ñun askan wi parce que bi ci mujj mooy aljuma ci guddi dañoo rejeter l'ensemble des recours yu nit ñi defoon ci conseil constitutionnel ñun waa Gëm Sa Bopp ñu ne ñu yéen seen recours bi jëm ci waa Bennoo ne waruñoo bokk ci élection yi ñun conseil constitutionnel duñu ko xool ñu ne leen lu tax ci biir tontu bi ñu ne ñu waaw waay parce que yéen arrêté ministre bi jël élection yi yéen dañu leen ci génne c'est important ce que je dis je convoque la jurisprudence du 20 janvier 2019 fàttaliku leen dañu ñu dàq man gëm Bougane Gueye dañu maa dàq ci parrainage ma def recours conseil constitutionnel analyser sama recours examiner ko tontu ma même conseil constitutionnel boobu moo ne ma tey yéen waa Gëm Sa Bopp
arrêté ministre bi bokku leen ci kon yéen waru leen tontu waaw léegi ñun lan la ñu am ñun justice la ñu am wala ñuy wax seen teeyu bakkan la ñu am wala ñoo xam ne lu leen neex la ñuy def beneen jurisprudence parce que dañu wax ne waa Benno Bokk Yaakaar seen liste suppléant dañu ko invalider waaye seen liste titulaire mun naa dem waay fàtte xaju fi yéen tamit ñun mairie Dakar Bougane Gueye mairie Dakar bii passé élection locale est-ce que xam ngeen lu ñu dàqee suñu liste ñu ne ñun suñu liste titulaire suñu liste suppléant dafa ëpp ñu boole kook titulaire bi yëpp dàq ñu bokkuñu ci élection locale waaw léegi même juridiction boobu moo taxaw ne waa Benno Bokk Yaakaar seen liste suppléant mën nañu ko invalider waaye liste titulaire ba ñoom mën nañoo dem waaw lu tax man dew ma woon mairie Dakar alors gis nga injustice day tasub réew mag ñi ku nekk mu ngi toog ci roqam ñenn ñi yegg ba ciy wax ne wuy ndaw ñi bu leen génn ci mbedd mi parce que dañu leen di utiliser ma ne fii ku fi bëgg ñu utiliser la ñu utiliser ku toog xam ne sa ëllëg dafa nekk en jeu fexeel ba bul toog ci sa roq Serigne Cheikh Al Maktoum moo ko doon wax mu ne ndaw ñi ku ci nekk ci jamono su ne da nga war a jouer ce rôle boo ko deful bu ëllëgee di nga bokk ci ñuy toog ci wet gi kon ngalawaay bu ñu bokk ci ñuy toog ci wet gi Macky Sall dafa yor justice boo xam ne justice à géométrie variable la lu ko neex def lu ko neex tëral ci réew mi il est temps que ça cesse 2019 dafa xool ñi ko neex mu ne ñii lay demal élection tànn ñi ko neex dem ak ñoom élection daal di génn vainqueur muy ngañaay lu salte ngañaay lu nit jéppi sama xel dem ci maître Abdoulaye Wade sama xel dem ci président Abdou Diouf ànd na ak Abdoulaye Wade ñu liggéeyandoo Abdoulaye Wade génn gouvernement am ne ko damay campagne yi ñu dem élection dellusiwaat continuer ndoo liggéey pour le Sénégal la politique c'est une histoire de gentleman malheureusement Ibou Ndafa mi ñu jàkkaarloo mbaqat la xam nga ragal moo ko dal parce que boo xoolee li mu def en 2019 dafa xool ñi ko neex génne leen dem ak ñoom élection et pourtant président Abdoulaye Wade en 2005 ci la ñu tëjoon Idrissa Seck mais élection 2007 mais daf ko génne dem ak moom xeexandoo ak moom daal di am ngañaay ci kaw li mu def 2019 kenn ku nekk toog sa roq naan de ñii mënuñoo am parrainage am na sax ñenn saa yi yoo xam ne dañ la koy xase naan la mënoo am parrainage Macky Sall c'est un tyran boo xam ne dafay sol mbubbu républicain parce que li muy def yëpp daf koy jaarale ci yoon toilette ko ba doo yow am bu sa xel xuutul doo xam li nga ci war a wax en 2019 il a fait la même chose en 2022 ñaar ñi ko gënoon a lakkal gis naa journal bu ko titré ne mon frère Ousmane Sonko ak Bougane Gueye ñaar ñi ko gënoon lakkal seppi na leen mais c'est vilain gis nga dañuy war di jàng jikko ak jëf yu baax François Bayrou dama lire l'autre jour ci Libération François Bayrou ku ne xam na ne ci Macron la àndal mu daal di dem daal di parrainer Marine Le Pen ñu ne ko mais pourquoi nga parrainer Marine Le Pen mu ne c'est la beauté de la démocratie c'est pour la beauté de la démocratie
xoolal Macky Sall fi mu ñu yóbbu xoolal Macky Sall dellu te ginnaaw gi mu indi Sénégal xoolal Macky Sall tey li muy def ci réew mi di salfaañe démocratie dara waralu ko lu mooy ànd ak ay nit di def lu ko neex waaye bu yeboon a xam ne le peuple est déterminé réew mi taxaw nañu jàkkaarloo nañu ak moom. C'est pourquoi je félicite l'initiative prise par la coalition Yewwi Askan Wi ci seen rassemblement bi nga xam ne jóg nañu pour def ko waaye dama leen di ñaax di leen fàttali ne xeex bi du xeexu kenn du xeexu ñenn xeexu Sénégal parce que Macky Sall lii mu sumb bu rombee 2023 day xool ku ko neex ci candidat yi mu ne la yow doo bokk te bu boobaa doo ci mun dara kon xeex bi tey la ñun bi ñuy xeex mbirum parrainage bi ñu génnee dans des conditions nébuleuses ngay taxaw di ko wax di wax ne dañu am ay électeurs 19 600 électeurs yu am carte électeur am lieu de vote am bureau de vote am numéro électeur ñu génne leen ne duñu ay électeurs ku nekk ci ñoom bari na ci dañu toogoon seen roq di ree naan waa ji li muy wax xamu ko tey yet wi dal na ci kaw ñépp donc toog ci sa roq te naan sama yoon nekku ci musiba la nañu jóg boole doole yi parce que kii ñu jàkkaar lool ngeen baal ma ci kàddu gi baadoola la baadoola du sax jikko baadoola tolluwaay la mais loolu lay doxale alors kooku nag bu fekkee ne da nga am le kuy def noonu faw yéen ñi nga xam ne yéen a bokk ay goj ngeen dawal intelligence damay wax ne en 1939 en Chine dafa amoon guerre waa Chine dañ doon guerre ci seen biir bi guerre mondiale bi commencé ñoom waa Chine ñu ne taxaw leen nañu bàyyi guerre bi ñuy guerre ci suñu biir te dem jàkkaarloog benn ennemi bi ñu am ba ñu jàkkaarloog ennemi bi ba lijjanti ay mbiram ba 45 jot ñoom ñu delluwaat xeex ñoom ci seen biir mën nañu wuute ay xalaat mën nañu wuute ay gis-gis waaye bu fekkee ne kenn dafa bëgg a bóof ci réew mi nit ñi sonn nit ñi jaaxle li nit mënoon daaw mënu ko ren borom kër yi sëngéem kenn dong nekk fi di punkal di pataa di dem te dara waralu ko lu may alalu réew mi ñu nekk di sàcc mook ñi mu àndal député bu yor néegu xaalis ma ne injustice baaxu na injustice day tasum réew kon na magi réew mi wax na kilifa diine yi wax parce que justice ñun amatuñu yaakaar ci justice bi ci réew mi Serigne Cheikh Al Maktoum dama ko dégg ci benn conférence am mu doon wax ne je rêve d'un pays où la justice fera de l'injustice l'ennemi à abattre mais on a l'impression d'avoir une injustice permanente dans ce pays loolu nag pour mu dañ yéen ñi nga xam ne seen ëllëg ci réew mi la nekk yéen ñi nga xam ne lu ngeen am ci réew mi la yow jeune bi toog di ma déglu jàpp ne kii li muy wax boppam moo ko tax a jóg jàppal ne sa ëllëg moo nekk en jeu ay nit ñooy fooye sa avenir ay nit ñoo tax tey jii say wayjur mënatuñoo suur 2 kilo ceeb ay nit ñu nekk ci réew mi di sàcc alalu réew mi ñoo tax tey jii paa bi mënul jënd courant bu mat moo tax mu lay interdire nga taal ventilo bi ci sa kër yow mii di ma déglu bokk nga ci ñi xam ne tey jii mënuloo am paju mu doy mënuloo am courant bu doy sa yoon yi baaxul dara waralu ko lu mooy ay sénégalais yoo xam ne dara yitteelu leen lu mooy seen bopp sàcc alalu réew ñoom ak seen njaboot moo tax boo déggee ñu lay wax naan yokk nañu salaire yenn ci fonctionnaire ma ne Macky Sall amul xam-xam xam nga ñàkk xam-xam moo tax nga jël 43 milliards di ko pasar pasaree ngir
gérer clientèle politique am 80 000 am 75 000 ba mu yegg ci 529 000 kooku fexe nga génn ci situation bi nga nekk taxu koo jóg kooku li mu bëgg mooy saa soo amee problème dem seeti ñamu recruter ñu nekk ca sa gox ngir soo soxlaa ñu dox la tentaw wala ñu jox la bas refuse ça yàlla du wàcc étatsal kenn këram ce pays là ñii di politiciens yi dañ ko bëgg a fooye refusons ça lii mooy li ma tax a jóg ñàkk jom gi nga xam ne ñàkk nañu ko jom te ki ñu ci jiital les dirigeants africains di Ibou Ndafa